léegi dañuy ñëw nag ndax war nañoo ñëw ci journée mondiale du théâtre nag ba war nañ ci ñëw te des na dafa am nag fan yële passé li nga xam ne benn coow boo xam ne jugoon na fi muy que bi ñuy jub bi ñu nekkee ci maanaam feebar bi fi ñëw nu mu tudd coronavirus Covid bi waaw Covid bi mu ñëwee bi nga xamante ne nii xaalis génn na président joxe ko coow bari woon na torop ci diggante googu ba ma ne man artistes yi ndekete nii lañ bëggee xaalis tojante bopp yi xuloo bi fii daanaka yow moom xam naa dégg nga lu mburu du dégg ci taal xaw ma. waaw loolu sant ko yàlla parce que ndaxte xam naa ni lenn biir na ma de waaw dug tagg sama bopp sama xol bi soo ko xotti woon te ubbi ko day weex tàll jëluma dërëma kenn te ñaanuma yàlla jël dërëma kenn dudul sama ñàkk bi xam nga ku jël alalu jàmbur di ci dund da ngay dellu gannaaw maa lu leer laa la tegal kuy dund alalu jàmbur ñàkku jàmbur doo jóge ci feebar da ngay dellu gannaaw te li lay dal ci ay musiba doo xam lan la da nga naan mais lu ma dal fekk na yooyu la man xam naa loolu du ma ci dugg sama la ma amoon man ci Covid bi boo demee nga laaj Aminata Mbaye mi nga xamante mooy sunu trésorière laa ko ne soxlawu moo ci dara tu comprends bon mais ñàkk xam souvent mooy indi yenn nit ñi di wax yuy maîtriser wul ñàkk maîtrise la rek parce que ndeysaan ba coow lay job sa à l'époque xaalis bi fekk na sa xaalis bi sax duggagul suñu compte fekk duggul ci compte bi dégg nga yëpp ay kii la mais comme loolu wees na daal mi ngi suñu gannaaw toujours loolu lay wax ña nga xamante ni xëy na yëkkantu woon nañu coow yu mel noonu yàlla def na dañoo ñëw entre nous am na luñ ci waxtaane daal parce que nit ki quand même am na foo xam ne doo fa yegg ci sur la place publique. non du ko jar léegi foofu sax dañ koy paas ndax xam nga li tax mënuñu ñëw ba fii da dem te laajuñu ci loolu su boobaa buñ génnee gars yi ne xanaa ki moom daa ragal président ndax ay rumeur bëri woon na mais li nga leeral am na solo képp koo xamante ne day dundee alal jàmbur moom ñëpp xam nañ ne da ngay dellu ginnaaw loolu moom leer na te président moom macha allah xam naa balaa boobu dinañu leeral ci loolu ñu daan di ñëw nag ndax xam naa ne bala ñoo ñëw ci li nga xam ne mooy le 27 bi dañuy ñëw nag ci gis nañ temps yaa ngi liggéeyandoog waa Soleil Levant macha allah ngeen di liggéey bu am solo gars yi di la fa gis nga àndandoog sa seex mën gars yi temps yi dañ leen tuddee yéen ñaar ay seex ngeen de. waaw Soleil Levant. Mansour Madiaga temps yi moom yéen a fay toj. waaw si Mansour Soleil Levant samay rakk yu baax la ñu parce que vraiment koo ci laaj loolu lay wax. samay rakk yu baax lañu ñu bëgg la ñuy def lañu ñu am xam-xam lañu vraiment dañ ma jox cër de trop dañ ma yëkkati ca kaw ba demee rus moo tax sama diggante ak ñoom du dërëm wallahi amu ci kenn ku la mën a wax ne Pape Faye mos nañu wax jox ñu nangam billahi wallahi ci waxtu yi du ma non c'est vrai maa ngi wax ci télévision télé laa ko waxee def nañu jeune naa ci wiiri wiiri mosuma wax kenn fay ma temps billahi wallahi joué naa ci choix même chose def nañ Diamond House même chose parce que fa ñu ma teg la man du ma fakastal nit parce que xaalis la du ma jéem a non jox le man non du ma def loolu bu fekk dama xam ne jàmbaar la ñu ngi góorgóorlu te dañ la war a encourager xam nga man mbir mi loolu la mais bu dee ay production yoo xamante ñu jóge Europe la ñu ñëw bëgg ma jouer loo balaa ngaa wax sax ñoom ñoo la naan temps la ñu prévoir nga d'accord ci nga doog a dem ñàkk ko ci d'accord ngeen négocier ba fu ngeen jiboo ngeen dem. ah mais ñoom xam nañ sa gëdd dafa ñu ngi la koy jox. ah maanaam. waa mais du ci ñàkk. mais du ma xaar. non du ma joué bu pare nag toog di xaar non jamais de la vie ma du ma ko defal kenn même les prestations que je fais en tant que maître de cérémonie dans les grandes manifestations. yooyu yëpp sax dugguñu ci mais temps bi. ma su ma paree dem naa samay bagage dem naa sama yoon parce que xam nga nit ki ni mu amee yëg-yëg ba yow na la yow laa soxla yow laa choisir pour nga defal ma nangam dégg nga ma
après bu ko blessé bu ko étouffé demal nit la xam na lii war seen diggante dana laaj gaa ñaata la donc naan day wax dëgg yàlla nangam la bu munee mu ne waaw mun naa bu munul munal wax dëgg yàlla ndax mun nga caa wàññi ngeen waxtaan bu jubóo ngi liggéey soo paree allah kulli àll daf lay fay sax. lay fay waaye yemale woo ko ci waa Soleil Levant rek képp koo xam ne gis nga ne mi ngi góorgóorlu yow pare nga yow président dem jàppale ko. je reçois tout le temps des gens ici fii ñu ñëw ne président am na sama tiroir bi y a plein de scénarios plein ñu ngi fi en pagaille mais la ma dul def kay mooy lu salte. la waaye di la wax. damay xool ce scénario danaa xool personnage bi bu dul yàq lenn sama image mun naa la ko defal bon bu yàq sama image du ma ko def naa la ne wax dëgg yàlla lii xanaa nga dindi ko soo ko dindiwul du ma dugg parce que après tout dama am damay kilifa jiite kuréel bu mag il faut ma joxe le bon exemple mais boo joxe le bon exemple ba yàlla dogal mu génne ñu lay ŋawte mais keneen bu defee le mauvais exemple mais doo ko mën a wax dara. boo ko wax waaw. c'est ça et en plus ma dama nekk membre du CNRA. dama bokk CNRA. conseil national de régulation de l'audiovisuel boo xamante ne bii ku fa dugg Macky Sall moo signé sa décret. ba tey rek yooyu yëpp dañu cee jaar ndax dangay moom télé yaa ngi génnee lu leen neex te yow yaa nga fa comme yéen théâtre kat yi niñ koy waxee waaw te yooyu moom xaw ma noo koy kaasee ndax jamono bee gis ngeen infidèle tojoon na fi dëkk bi gars yi doon ko teg. waaw doon ko teg ba tey ñu woo leen nag ci à de meilleurs sentiments pour ñu defaraat yàlla dogal na defaraat nañ. loolu mooy Sénégal waxtaan bu jubóo rek la. wax nga ko président Ablaye Wade kii Abdou Diouf recevoir na la. Abdou Diouf. waaw ci sa bi ngeen demee defi seen kii bi. waaw UNESCO waaw. yàgg na waaw loolu yàgg na la. yàgg na waaw léegi ñu dem ku nekk xam na ne président Ablaye Wade ku la bàyyi woon xel la wax nga ko ci say biiri wax président Macky Sall. ku baax ngi noonu du ñu def cérémonie bu pare chaque fois dana jog fii mu toog ñëw ba ci man ne ma jàpp ñaari loxo ñu toog ñun ñaar taxaw ñun ñaar di waxtaan pendant 5 minutes plusieurs fois. wallahi mi ngi may dégg et je dis une chose du dara moo tax ma koy wax il y a plein de cérémonies que j'ai fait avec lui moo naan woo leen Pape Faye moom mooy désigné ne woo leen Pape Faye moom laa bëgg mu ne fa dégg nga xam nga ku lay defal loolu te wax dëgg yàlla non Macky bu ñu taxee nii ñu ñaar da ngay defee ne du waxtaan nii après cérémonie nii waxtaan nii mais da nga naan c'est pas possible. macha allah ku baax na vraiment man je fais pas de politique de mais mun naa seede ne. laaj loolu de dama lu voilà question bi fa la doon dama laa bëgg a wax ne ndax président des politique. je fais pas de politique mais je sais. mën nañ la xaar politique tamit. je fais pas de politique. mën nañ ci xaar ci kanam non gars yi fii vaar daa gaaw télé bi yaa ngi KS TV direct nii dañ koy xaar politique mën nañ koo xaar ci grand. TV mën na KS TV sax. KS seetaan. waaw. waa koñ bi KS seetaan ñëw leen. waaw dama ni. politique. waa xam nga kon yoo xam nga sax fi mu ne nii sa biir kër sax ak sa borom kër. yaa ngi politique pour que xam nga joge yi nga jóge pour sa borom kër toog guddi ko du dem fenn. may naa la. nga def say cuuraay yooyu yu neex yooyu. fi ma andi xam nga loolu politique la. dégg nga la ma ko laaj ak fa ma andi. sama président bi waxagut lu leer de. daa bëgg a nekk président Sénégal de kii xool leen ko nag waaw. Macky Sall baax na lool macha allah ku baax la bëgguma daal vraiment non entre nous baax na trop. je suis quelqu'un de très bien waaw. dañuy waxtaan ci mbirum art et culture. ci wàllu théâtre gi. wuy ma. ak leneen. waaw ñu ñëw nag du nuyu nag soxnaam nag. Marème Faye Sall sama rakk la. sa rakk la kay. ku baax la ñoo bokk fay gi de. waaw dañoo nuroo ma ak moom ñëpp nee nañ sama verre yi maa ko dàqi verre nag Marème Faye ñu ngi lay ziar président. ñëw na kay ci ndañ dëpp gi nag nga xam ne da ngeen koy waajal bu ñu duggee ci mois de mars rek ñëpp xel yëpp 27 lay dem naka ngeen programme 27 mars.
waaw 27 mars bi li ñu ci programme mooy incha allah je pense que c'est bien que ñëpp déglu ko artiste Sénégal yëpp dañu bokk ndey dañu bokk baay yàlla dogal na je suis le président national man bëgguma fekkee lu yàqu wala lu yàq benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay quoique kuréel yi am na kuréel fii am na kuréel fee mais kuréel bi nga xamante ni moom nañ ci gën a ràññee ci wàllu théâtre te loolu moo am wax dëgg yàlla mooy ARCOT loolu wax dëgg yàlla loolu la bon alors man ni li ñuy defee réunion ak ministère de la culture li ñuy décidé gum mooy que ni le 27 mars ñëpp dem Sorano am na normalement ay car yoo xamante ni moo yóbbu tous les artistes comédiens foofa matin bi am na ay discours am na ay spectacle yooyu yëpp su paree incha allahu rabi ñu def sunu caravane wane sunu bopp puisque bés boobu bésub artiste comédien yi la c'est la journée mondiale du théâtre comme il y a eu la journée mondiale de la femme comme il y a eu la journée mondiale de la musique comme il y a eu la journée mondiale de la poésie de nangam ak nangam su ko defee ñu xam ne sunu bés de sunu feetu bopp la ñu def ci macha allah loo xamante ni lii dana neex sunu xol yégal askan wi li nga xam ne mooy sunuy tawat njiiti réew mi dégg itam li nga xam ne mooy sunuy tawat mais dañ koy def ci njekk puisque njiiti réew mi mooy sunu kilifa ñun ñëpp te bu déggee li nga xamante ni am nañ yéene mu dugg ci noppam dana ko par le biais bien sûr du ministère de la culture ak ses conseillers en art et culture am nañu yaakaar ni dana ko def. fan lay commencer ak fan lay. Sorano lay commencer incha allah bon ñu ngi xool itinéraire bi su boobaa dañ koy jaarale parce que foog nga am autorisation préfectorale préfecture boo ne fii ak fii nga bëgg a jaar ci jàmm ñoom mën nañu sax dimbali sax utal ñu sax ay motards yu ñuy jiitu escorte ñu loolu ñu bëgg incha allah rabbi su ko def sunu caravane bi. mujj ji nag Pikine parce que boo wax caravane doo ko def ci biir dëkk bi rek da ngay génne bu ñu demee ba Pikine complexe Léopold Sédar Senghor xam nga fa la ARCOT Pikine nekk foofu nag la ñu bëgg yéene incha allah ébranler la caravane ñëpp añe foofu bu ñu añee ba pare ñu def suñu spectacle reetaan foofu ça va être la fête du rire ARCOT yëpp incha allah ñooy joué. ñaata nit ñooy am plateau ñaata kii. plateau yi bëgg nañu vraiment ARCOT yëpp. jouer bëgg nañu itam compagnie yi nga xamante ne même bu ñu bokkul ARCOT ñu jouer. waaw bëggoon naa la laaj loolu ndax des fois duñu gis compagnie yenn compagnie yi duñ ci gis seen bopp ndax du compagnie yëpp ñoo bokk biir ARCOT. waaw loolu am na loolu laa wax compagnie boo xamante ne bi yaakaar nga ne war ngaa mën a bokk ci fête du rire boobule bi ñu war a def à partir de incha allah 15h30 16h jëm 18h toutes les compagnies yu bëgg a jouer dañuy jouer l'essentiel nañ teel a xam ñan la rek ñu def mën a def une bonne programmation pour que lépp jaar yoon. waaw incha allah loolu daal la ñu bëgg loolu daal la ñu bëgg daal. léegi daal yéen ci gàtt. ça veut dire que ñi nga xamante ne xëy na sentir nañu après añ mënuñu toog su boobaa ñoom am libre nañu dem def seeni plateau fu leen neex waaw fu leen neex waaw bu ñu defee nag bu ñu joué ba 18h 18h30 ñu libéré ñëpp ku ci nekk nag nga dem sa base def fa soirée théâtrale wala sabar yaa xam looy def rek incha allah rabi parce que bul fàtte bés boobu bésub làmb la dafa am làmb bés boobu. laa la bëggoon wax. ndax yéen tamit yéen it da ngeen a demee ne amoo leen gëdd nag ci dëkk bi nag président. waaw am émission bi nag sànq daa neex day métti bi nag mooy fin bi nii yéen joxuñu leen seen cër. bu dee yéen artistes yi yéen comédiens yi yéen théâtre kat yi. ndax yéen bu fekkee fête de la musique la ñëpp ay àndandoo feete ko. ñëppale adduna bi ñëpp ngay gis ñu feete ko mais bu fekkee journée mondiale du théâtre la tey yéen ay ruq-ruqaan ñoo koy yëg yéen ay ruq maanaam daal da nga koy wax nit sax mu ne la loolu kañ la moom du ci sax bàyyi xel beneen bi ci topp tey Gaston Mbengue yab leen yab ko tollu ni la 27 bu ko xamoon ba programme ak dina xam ne lu rëy dafa war a am mu bañ fee tëgg làmb mu ñëw ba ci seen biir kii tëgg ci làmb. waaw mais loolu dara new ci d'abord première question bi. Journée de la musique mais il y a beaucoup de plateaux partout ku mu neex am foo jouer ji ñoom nag ñoo xool ni ñuy organiser seen bopp
bële passé je parle qu'il y avait Wally qui avait joué ak Sidi def benn show bu mag c'est bien mais ñeneen ñi nekk ci régions yi ñi nga def seen journée de la musique dans les régions il n'est pas dit que def journée de la musique Dakar nga war a ñëw ah comme journée mondiale du théâtre à part Dakar les gens sont là. ni muy riiree ci dëkk bi. journée mondiale du théâtre du ko riiree noonu laa la wax. waaw léegi ma xamal la benn mbir ñun am nañu commission communication boo xamante ne bii ñi ngi liggéey ci naka la ñuy xoolee. kan ak kan moo war a dem sur les différents plateaux de télévision et de radio pour parler de la journée mondiale du théâtre ñun chaque année dañ koy def bi ma lay yëgal ma ne la koo xamante ni kii da nga naan kañ la journée mondiale du théâtre yëguma ko doy comédien parce que boo dee comédien dëggantaan war ngaa xam ne le 27 mars attends ma ñëw rek le 27 mars boo dee comédien wala ngay comédienne war ngaa xam ne c'est la journée mondiale du théâtre kooku depuis presque léew mat 100 ans lañ ko presque jege na 100 ans boobu bañ ko organisé ak léegi. bu comédien yi de maanaam tey gis nga fête de la musique bu yegsee balaa yegsi ñi nga xamee duñu musicien duñu woykat duñu fecckat ñoom ñoo koy teel a annoncé nga dégg ñu naan jour bi fête de la musique nangam diw de dina dem fee dina fee kay ñi nga xam ne defuñu théâtre tey lan moo tax loolu yéen fexewoo leen ñoom ñuy xam date boobu di ko dugal ci seen bopp ba ñoom it ñu koy programmer naan journée mondiale du théâtre de Sorano la gars yi war a xëy dem man de maa ngi koy pare muy jaral nit ñi ñuy jënd ay yére comme ni ñuy waajee fête de la musique. waaw mais xam nga bon yére boobu sax ñu koy préparé femmes yëpp ñooy nekk hôtesse su boobaa yëpp yéen a nuroo la yére. ay comédiennes lañ. ay comédiennes waaw yéen ñëpp voilà. alors waaw ñi dul comédien waaye nekkuñu comédien bon peut-être ils sont pas tenus de savoir chaque année que le 27 sama kër gi mais xamuñu ni le 27 mars mooy journée mondiale du théâtre ñii ma jàkkaarloo ils savent pas ça c'est normal. léegi nag ñun ñooy dugg ci télé yi ci journaux yi presse écrite bi ak yooyu pour xamal nit ñi ne leen le 27 mars c'est la journée mondiale du théâtre su ko defee moom laa lay wax nii su ko defee ñun bu ñu organiser suñu plateau ku mu neex nga ñëw pass amul pass ce qu'on va faire à Pikine ñi nga def Guédiawaye ñi war a def le 30 parce que journée mondiale du théâtre boo defee ne rek le 27 mars boobu rek la activité di yem am na ñuy def avant le 25 ak le 26 parce que na am ay panel et discussion et causerie am na ñu def itam après le 27 mars ba le 30 mars loolu yëpp ci la bokk autant pour moi dégg nga donc incha allahu rabbi ñu ngi peaufiner le document bu ñu ko peaufiner on va partager ça sur les réseaux sociaux bon ku bëgg a jokkoo artistes yi comédiens yi et puis voilà y a pas de problème ah c'est pour tout le monde la fête du théâtre. ok ñëpp ko moom leer na léegi mois de mars lañ nekk ku ne mars nag di jigéen. gis nañ wax nga ko léegi yaa ngi def ay poésie yu doy waar mais macha allah dafa am jigéen joo xamante ne nii daa nekkoon ci sa wet doon la gunge nekkoon sa xaritit macha allah ñu la koy jaalewaat ci temps Covid bi sax macha allah bi coow li yëngoo ci la fekk yàlla daal di koy moom ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana àllaaxiraam gënal ko àddunaam waaye nag dañoo bëgg rek nga daal di ñu koy mayal rek benn poésie. waaw yooyu nag mu nga ne moom la àndal ne la ci photo bi waaw je sais li ma waroon jooy naa ko. Je viens pour te célébrer, c'est l'aube. Je suis venu au monde pour te célébrer, femme divine. Et déjà les étoiles sont debout sur le tapis rouge du ciel. Les feux de la nuit annoncent le réveil des cerfs. Ta beauté se terre dans mon chant comme un soupçon de mandoline qui s'endort sur le corps de la baie. Tes yeux sont une infinitude de parures oubliées sur les apparences mystérieuses de la mer. Tu es la pierre noire, la pierre ébène sur les orbites, que je regarde comme un corps irréel. Je suis venu au monde pour t'aimer. waaye di ko ñaanal it fa mu nekk gënal ko fi mu jógee yal na sunu borom bi di yeesal njëggalam ak yërmandeem ci moom ak ñeneen ci wetam ñëpp ab kenn ku wuy ci batu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah yàlla sunu borom bi yobbul la waaye nag moom barke démb rek laay wax à Thiès un poème que je lui ai dédié lui ko concerné waaw waaye mais wax naan femme je suis venu au monde pour t'aimer
yàlla ma sakk mu ñu àdduna ngir bëgg la donc su ma paree damay delluwaat loolu booy poème bi yàlla dama sakk pour ma ñëw nopp la nga nangul ma ko mun naa delluwaat waaw bu mu ci xuus parce que après voilà damay bañ yàq émission bi waaw loolu la quoi donc voilà. voilà daw na yaram kon sax sama yaram dawaale na ndeysaan président gis nga soxnaam la woon mu nekk photo boobu noonu ngeen di gis noonu waaw DJ di leen ko wan mu nekk soxnaam su ko jege woon macha allah liñ naan rek àdduna nii la demal ak maa ngi ñëw la ñu ngi lay ñaanal fi nga nekk gënal la foofu fi nga jóge ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci noonu nag la ñu koy ñaanalee waat ndax noonu lañ waroon a tijjee waaye fi mu toll nii tijjeewuñu ko muy ki nga xamante ne nii mooy Maguette Wade suñu papa. micro nii sax ñun ñii mu wàll si ci ba ci ñun war nañ ko koo gërëmee mu liggéey bu am solo biir RTS Maguette Wade suñu maam ñi ngi lay ñaanal ñaari njaboot gi nga fi bàyyi yàlla teg ci loxo te yàlla xaare la àjjana nga réccu lépp li nga xamante ne ni yaa ngi ko doon def fii si àdduna mu doonoon seesu ndaanaan ñu dalal ndaanaan waaw gis nga waxoon naa leen ko te leer na man li ngeen seetaan yëpp xam ngeen ne kii ndaanaan la président nee naa li ma leen koy faral di waxee nag nit ku baax la nit ku ñàkk problème la nit ku oyof la tamit nit ki nag lu muy wax ci nit ki rek na bàyyi ba gis ko ci moom nit ki soo ko jegewul di dégg doo xam moom mooy kan kon bàyyi leen di créer ay mots ak ay wax di ko teg ci doomu aadama amul solo day yàq rek waaye du defar kii mi ngi leen di defaral kii soxlaalul dërëmu kenn liggéey rek ñàkk jariñu la xam comme président kàddu yi fi yëkkati yëpp rafet na man président maa ngi lay jaajëfal di la gërëm di la sant ci ni nga ñu accueillir ñi nga ñu dalalee sa biir salon ñu defee fi émission bi mbégte lañ doon am ak kontaante waaw kay xaar dëgër musóor ngeen ci doon àndal mu ànd ak DJ Go ci caméra bi waaye tey dafa am ku ma solol président muy ki nga xamante ni mooy sama PDG di liggéeyal nit ki ba mu ne la sa émission tey boo koy defi maa lay sañsel xam nga ne président lii rafet na président xam nga ne lii rafet na bëggoon naa la ko laaj sax waxal ak madame Diakhaté tamit waxal man mayal ma madame Diakhaté benn poésie bu neex waaye sama PDG madame Diakhaté femme fleur blonde au sourire d'arc-en-ciel. Femme fleur de minuit au parfum qui cartonne dans les cieux. Je vous souhaite heureux ménage. dolli dara bu dolli dara dag ko foofu macha allah kontaan naa trop ci li nga ko may waaye salon bi nga xamante ne nii moo ma defar nag ba ma neex a xool kooku Ndeye Gueye salon sopp Serigne Saliou Ndeye Gueye merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax te di la kontaane Biba Camara madame Ndiaye Ndeye Fall madame Ndiaye kontaane naa leen waaye Mbooja Fara Barak borom leer sama sang boobu rakku président mi maa ngi lay kontaanee bu baax ci jàppale gi ma jàppale DJ Go ñu daal di tëj rek ba beneen yoon ci beneen saison ndaanaan bu ñu leen war a defal ak beneen ndaanaan bu ñu war a jëri saison ndaanaan du yomb